بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki soppe yi ci yàlla ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam amaat nañ mbégte mu rëy ci jàkkaarloowaat ak yéen ci tabarakallahu jotaay yi ñu am nga xamante ni dañoo jaayante ngir répondre fanweeri question ci yoo xamante ni yëpp ci aljana la jëm waaye comme ni ma leen ko waxee toujours tamit waxtaan yi léeg-léeg ci biir question yooyu tamit dina am ay yeneen question yu jaam yi posé du ko yàlla defee na dañ koy dugal ci biir te du yàq dara ci liggéey bi ñuy liggéey incha allah mu mel ni nag yaakaar naa doolu ñu suivre démb ak bërki démb waxtaan nañ leen ci alxaaji Mouhamed Ndiéguène radiallahu anhu nan la déggee aljanna ak nan la déggee yowmal qiyaama ak nan la déggee bàmmeel ak gis-gis bi mu ci am yaakaar naa yéen ñi ma suivre ñëpp dégg ngeen ko xam ngeen ko yaakaar naa ñu bari tamit jariñu nañ ci incha allah ngir ñu xam bu baax taxawaay bi nga xamante ni moom la ci war a am ndax moom ci tënk danaan wax ne aljana daal ku la ko yombalal moo la ko xañ pourquoi parce que yàlla mi moom jaami nee na moom daf koy jaay waaw li mi koy jaay nag nee na lu simple la mooy bakken yi jëmm yi mooy sunu dund yi ak sunu alal yi jeex na inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqaatiluuna fi sabilillahi fa yaqtuluuna wa yuqtaluuna waadan alayhi ba aaya ba jeex ndeysaan waaw donc àjjana yàlla koy jaay te li mu koy jaayee mooy bakken yi ak alal yi démb ñu ñëw ak yéen ci beneen icône beneen montagne ci montagne u l'islam yi muy Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu yaakaar naa yéen ñëpp tamit suivre ngeen maa ngi jot ay retour ci mbokki taalibe yu bëri ak mbokki soppe yu bëri ñoo xam ne samay xarit lañ samay soppe lañ depuis yàgg na ku ci mel ni sëñ Fallou Ñing ca yaakaar naa Italie macha allah di mbokk ci ñoom Mar Seck ak Cheikh Dieng moom it di ku baax jamono yëpp moom ma doon woo waaye yàlla dogalul sax ñu jokkoo gis nañu intervention rafet na lool ku ci mel ni sëñ Jibril Kan nga xamante ni kër Cheikh la dëkk ca Kër Mamalaaji kër Cheikh ci ginnaaw Kër Mamalaaji juste seen famille tamit bokk ak ñun waa Ndiéguène ci deret sëñ Muniru surtout ñu bokk ci deret ba noppi nag ñun ñu bokk jàngandoo seen génération bu ci nekk rek ñooy bokk classe ba tey jii maa ngi bind ci suuf sax ci arab laa ko bind di remercier Pape Djibril Kane boobu doon kontaan ci loolu moo doon wax ci maam Sëñ Touba ci asiru ma al abraar yi ba muy wax xusuuri taxallat wal ahru tafarraqat boobu di wax ni mu bàyyee këram ak ay njabootam dem rek fit ngir tabarakallahu caay-caayu tubaab yi waaye tamit la ca làqatu mooy mission bi mu war a doxal yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ciy bëgg te xasida yi ma njëkk a mokkal ci maam Sëñ Touba ku bokk ci ñoom ku ñuy wax Mouhamad Ibnu Abdoulaye Sey waaw nga xamante ne ñun ñoo bokkaat encore ca Nja ca maam Ami Dia moo ma ko njëkk a bindal moo ma ko njëkk a jàngal li ma ca mokkal li ci ëpp ci moom la jaar ci loxoom la jaar mu ñoom ñu bokk benn famille ñu nit ñu bokkaat benn famille mu mel ni loolu yëpp du dara damay wane rek ne l'islam bi yëpp benn la waaw ñun ñëpp mën nañoo am ay wuute ci yu bëree bëri waaye objectif bi ak l'essentiel ñun ñoo ko bokk mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah su ko defee nag ku nekk nag ak déggin ba mu ci am ak gisin ba ak tarbiya ba ak yar ba ak doxin ba ca yoon woowu waaye yoon wi benn la kon nag yàlla na yàlla fayal ñu mag ñëpp yàlla na yàlla yokk seen leer ñoom ñëpp jaay seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax na leen maam Sëñ Tuubaa démb la taxawaay bi mu am ci aljanna moom nan la dégg aljana moom nee na moom xamul aljana ju amul jëf mu ne moom aljana boobu xamu ko waaw loolu la ñu wax moom loolu la ñu jàngal mu ne rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maahi gururun yaati loolu la maam Sëñ Tuubaa wax mu ne yaakaar aljanna bu àndut ak jëf àndut ak topp yàlla defee ko ci sunna yonent yàlla Muhammad mu ne gururun yaati mu ne ay illusion kase la mu ne su ëllëgee da ngay dem taxaw ci kanam yàlla doo fekk benn jëf pourquoi parce que da ngaa yaakaar aljana te jëfoo ku bëgg aljana dafa am looy def te loolu yàlla jàngal nañu ko mooy nga joxe sa bakken joxe sa alal jeex na kon loolu yaakaar naa àdduna bi yëpp dégg nañ ko dem tey nag ñu jël keneen ci montagne l'islam bi montagne tariqa tijaan aussi di wali yàlla bu mag ku ñuy wax Cheikh Alhaaji Malick radiallahu anhu ñëpp xam nañ ko moom it muy nit yàlla bu mag ku sonn ci xam-xam
ci ñu tasaare ko ku xeex ak aada ku reyanteeg waa jamonoom ngir l'islam taxaw sunna taxaw Cheikh Al Hadj Malick radiyallahu anhu moom it tabarakallahu bokk na ci ñi nga xamante ni ñi gënoon sonn ci lañ bokk maam Sëñ Tuubaa wax naa leen ne leen 33 ans de sa vie lañ ko privé yaakaar naa loolu doy na pour prouver ne moom joxe na bakkanam joxe na alalam du dëgg Al Hadj Malick tamit radiyallahu anhu moom it ku sonnoon la tubaab bi sonal lañ ko noonu nañ ko lool ñam séqaloon jamono tamit dégguñu ko woon parce que li mu bëggoon dindi ci aada samp xaqiqa loolu toujours day indi ay problème waaye nag alhamdulilah yàlla dimbali na ko ndax macha allah liggéeyam mu ngi gën a yokk bis bu nekk yàlla na yàlla fayal ñu ko moom ci boppam dañ koo laaj ne ko yow aljana noo ko déggee comme niñ ko laajee maam Sëñ Touba comme niñ ko laajee maam alxaaji Malick maam alxaaji Mouhamad Ndiéguène maam Sëñ Touba ba maam alxaaji Malick bañ ko laajee daf ñoo yebal ci xilaasu zahab ci buntu bi nga xamante ne ci la ñuy jàngalee nan la ñuy bëggee yonent bi ak nan lañ koy toppee moo nga commencé ca kaw ne wa waajibun taatul haadi mahabbatuhu lu mu ca teg kaza tibaahu allazi yaati min al umami mu ne laha al alaamaatu qaalu inna azamaha isticmaalu sunnatihi min jumlati al umami dem na ba def déclaration boo xamante ni loolu dañ ko waroon taf moom it ci mbedd yi di ko def ci daayira yi di ko taf fépp mooy walaysa nafun ala xubbin bila amalin wa taabian sunnat al muxtaari taxtanim dem na ba ca biir mu mel ni mook maam Sëñ Touba dañoo bokk lu ñu xaw a wax foofu maam Sëñ Touba nee na jaawartu bil furqaani rabbi al muin malaktu nafsiya wa zaxzaxtu lain maam Alaaji Malick ne inna al qur'ana huwa al mizaanu taarifu minhu ma xawayta min al ashwaaqi wa sadami dem na bay wax yonent bi nan lañ koy soppee dem na ba wax ne taadimuhu waltizaazun xiina tazkuruhu xubbul qur'aani wa ashaabi lahu al karami léegi nag yooyu yëpp ba mu ko waxee wax ni ñuy bëggee yonent bi wax ni ñuy soppee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dem ba wax ne amul du am njariñ mukk ci mbëggeel gu àndut ak jëf xam nga rejoindre na la maam Sëñ Tuubaa waxoon rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maahi warurun yaati mag ñi ñoom ñëpp ñoo bokk benn naan waay mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xoolal bi mu waxee lii yëpp ba ñu pare nag mu ne nag maa ngi leen di dimbali léegi àjjana ngeen ma laaj maa ngi leen ciy tontu mu ne yaa man yuriidu jinaanal xuldi yaskunuha lu mu wax fa qaddiman talabal miftaaxi tuxtarami lii moo ma tax a jóg du ñàkk beneen bis dinañ ñëw ci loolu mu jàngale ci sopp yonent bi ak nan la ñuy soppee yonent bi ak nan lañ koy toppee bien que bërki démb yaakaar naa ajjuma dégg ngeen li ma ci wax ne wane ne yonent bi jikko kase la képp ku sóobu ci jikkoom rek sóobu nga ci moom waaye leneen loo mën ci topp tamit baax na waaye nag loolu du mujj ga du am solo Maam Alaaji Malick nee na dafay interpeller képp koo xamante ni nee nga yow àjjana nga bëgg a dëkk nee na moo ngi interpeller képp koo xamante ni nee nga da ngaa bëgg a dëkk ak rasulullah nee na moo ngi interpeller képp koo xamante ni nee na yow safara rek nga ragal ñun ñëpp ci lañ bokk de yaakaar naa kon ñun ñëpp la interpeller nee na yaa man yuridu sinaanal xuld yow mi nga xamante ni da ngaa bëgg a sax ci àjjana ji nga xamante ni àjjana bu bell la àjjana bu éternel la yaskunuha nga dëkkee ko Maam Alaaji Malick nee na xaw ma le ba avant les chariots lañ koy xaw ma nee na fa qaddiman jiitalal talabal miftaaxi sàkku caabi ja tuxtarami ñu teral la ba faw soo bañee am gàcce ëllëg sooy faatu bañ ko am ci biir bàmmeel bañ ko am ëllëg ci kanamu jaami nee na fa qaddiman talabal miftaaxi jiitalal sàkku caabi ja ñu laaj ko luy caabi ja mu ne caabi ja mooy laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam te loolu wax jooju daf ko way waaye yonent bi ko wax sallallahu alayhi wa sallam ne loo gis am na caabi waaye caabi aljana mooy lan mooy laa ilaha illa allah waaw suñu waxee laa ilaha illa allah nag kàddu gi jëmm la waaye laa ilaha illa allah dafa am ruux dafa am xol dafa am mbóot mu nekk ca biir mu laxasu ca biir mbóot moom du xësee ba dal ci yow baa nga dal ci moom dootoo mën a def lu yàlla bëggul dootoo mën a gis lu yàlla bëggul dootoo mën a wax lu yàlla bëggul sa cër yi tamit yëpp dañuy ànd di jaamu yàlla di topp yàlla loolu la gaa yi di wër de waaye du wax laa ilaaha illallaah bi kase laa ilaaha illallaah bi kase nag buñ ko xeeb parce que moo lay yóbbu ci ruuga ak xol ba moo lay yóbbu ci mbóot ma léegi nag ñu bëri nag li leen gaañ mooy ci karkaas ba lañ yem mooy kàddu gi rek lañ yem Maam Alaaji Malick nag nee na doxal fa qaddiman doxal nga jiitu nga jiital nga lijjanti góorgóorlu ba mën a dajeeg mbóot ma nag gaa yaa ko yor maa la ko wax
du ay coow du ay wax du ay conférence du ay pire mu bëri du wër ay conférence déedéet da ngay dem ci góor yàlla yi ñu yar la wan la yoon wi di la dimbali ngay ànd ak ñoom di yéegandoog ñoom di wàccandoog ñoom ba dajeeg yëf yi soo dajeeg moom nag jeex na féex nga am nga jàmm parce que da ngay mujj a xam ne dara nekk fi lu dul yàlla waaye yàlla googu absolu gi mu nekk moo tax mu feeñal yonent bi sallallahu alayhi wasallam nga dem ba xam ne nekkate dara nekk fi lu dul yonent bi yow nga fàtte lépp nag bàyyi lépp dëddu lépp wëlbatiku lépp jublu ci yàlla jaaree ko ci buntu yonent yàlla Muhammad jeex na kooku ku ko def rek daje nga ak mbóot ma su ko defee yow da ngay summeeku ci say jikko yu bon summeeku say doyadi summeeku say manquement daal di nag sol yëre yonent yàlla Muhammad ba fees dell ba ku la làmb daj yonent bi mbóot maa ngoog de waaw gars yi nag ñoo ngi coow ñoo ngi nax gars yi di leen dugal fu nekk naan leen fii laak lii laak laa la mais lii rek la man maa leen ko wax lii rek la mooy dindi say jikko yu bon jël jikko yonent yàlla Muhammad summi say yëre ba ne futteet ba ne dung jël yëre yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mooy jikkoom yu tedd yi loolu mooy fanaa u mooy baqaaw wax naa leen ko fii bis ci waxtaan yi man leen fanaa u yi ñuy wax yëpp ay coow kase la loolu soo demee sax ci bouddhiste yi am na fa bouddhiste yi sax am na fa soo demee ci spiritualité chrétienne am na fa fanaa u ci ñun jullit suufi tasawuf islam yi tasawuf sunni tasawuf bi nga xamante ni moom la góor yàlla yi àgg ci yàlla di jàngale fanaa u mooy sa jikko yu bon yëpp ne mër baqaa u mooy lan nga jël jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam taxawee ko di ko doxee jeex ci yàlla taxawee jëmm yonent yàlla Muhammad lii la de yeneen yi ci des yëpp am na ci yéefar yi am na ci bouddhiste yi am na ci zoroastriens yi am na foo dem am na fa kon ñun am nañ différence suñu différence boobu nag mooy jikko yu tedd yàlla ñu ko yàlla defal kon Maam El Hadj Malick Ngok léegi am na beneen wax tamit bu mu wax bu am solo barki démb dama wax doon waxtaan ak kenn ci taalibe yi ma ne ko wax am na solo mais li ko ëpp solo mooy lan waxin la manière de dire vaut mieux que ce que l'on dit la manière de faire vaut mieux que ce que l'on fait ma ne ko tey jii Mouhamed xam nga yow mii du ma la woon ne la Mouhamed ah bismillah tey de damaa togg ñam bu neex bu ma la yéene boo xamante ni vraiment bëgg naa nga lekk ci ba suur xam nga kooku c'est une invitation non waaye doo ñëwee tamit ne ma sëñ Mor man dama xiif loolu waay dama sonn ma ne génnal bool bi ma indi ma daal ne tagal fii nga ne ma kudd man la non fii loxo la ñuy lekkee ah nga toog di xaar pour ma ne la bismillah nga ne ma nga tourné di ma xool ñetti yoon man la wannal ñaar yooyu benn la Mouhamed ah lan mooy différence bi Mouhamed bu njëkk bi da nga wax ak man naa ngi invité moom ma am envie ñëw lekk. ah mu ànd ak teraanga. mu ànd ak teraanga. waaw mais bu deuxième bi moom. bu deuxième bi. xanaa nga kiiwal ñu ko rek nga. déet waaw déet bu deuxième bi même bu dee amoo envie lekk di nga lekk ndax xiif a ngi lay bëgg a rey te amoo fooy lekkee. di nga lekk. dëgg la mais da ngay lekk malgré yow. malgré moi ma ngokk Maam El Hadj lii yëpp Maam El Hadj Malick laay bëgg a leeral waxam. Maam El Hadj Malick dafa wax ne ñiy dugg àjjana ñaar lañu ñi nga xamante ni dañuy dugg àjjana ba noppi daal di sant yàlla wax alhamdulillahi alladi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana allah mu ne am ñoo xamante ne duñ duggee àjjana ñoom seen doq gi toujours moo ngi xool ci suuf ndax gàcce ndax xam nañ ni amuñu dara lu ñu mës a def ci lu baax mu ne ñaari àjjana yooyu am mu ne àjjana deuxième bi ne kenn ku ci nekk war nga cee góorgóorlu ba mucc ci mooy àjjana gàcce loolu doy na waar de xam nga loolu waxin la parce que jaamu yàlla sax tous les temps toutes les heures mënul yóbbu nit aljana aljana yërmande yàlla moo fa yóbbu nit waaye nag jëfi ndigalu yàlla dafa am solo topp yàlla dafa am solo roy yonent yàlla Muhammad dafa am solo loolu lay bëgg a jàngale mooy nga bokk ci ñi nga xamante ni même suñ demee aljana ëllëg dañuy siggi foofu xam ni dëgg la seen jëf indiwu leen fii waaye nag la leen yàlla digaloon ci kaw suuf yëpp def nañ ko loolu mooy topp yàlla ak déggal ndigalu yàlla donc am na yeneen yu mu ci jàngale yu bëri waaye bëgguma buuree nit ñi dama bëgg rek ñu jël ñaari mbindi comme ni ñu ko jàppee ci alaaji Mouhamed Ndiéguène jàppee ko ci moom Sëñ Touba moom it ñu jàpp ne moom nee na daal ku bëgg àjjana na nga wut caabi ja waaye tamit nee na ku ci nekk na nga fexe bañ a am àjjanay gàcce yàlla nañu ci yàlla musal bi jaay Seydina Mouhammadin sallallahu alayhi wasallam bu dee am na question nga wax ma sinon ñu dem directement ci français bi incha allah baax na yooyu soo amee question wala loo ci dolli bismillah bismillah donc chers frères en Dieu chers amis nous avons le plaisir encore de vous rencontrer pour ces moments d'échange de partage surtout d'amitié de fraternité de solidarité spirituelle car nous échangeons nous essayons de partager ce qu'on a inchallah
Vous avez suivi avec moi la causerie que j'ai faite avant-hier sur la philosophie de Cheikh Al-Hajj Mohamed Ndieguene par rapport au paradis. Mais aussi, hier, vous avez suivi cette causerie que j'ai faite sur la philosophie de Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu avec le paradis, dans le domaine du paradis, par rapport au paradis. Mais vous avez aussi suivi aujourd'hui en Wolof la causerie que j'ai faite, que je viens de faire, sur la philosophie de Cheikh Al-Hajj Malik radiallahu anhu sur le paradis. Al-Hajj Mohamed Ndieguene radiallahu anhu, en résumé, il nous a dit que celui qui te montre que le chemin du paradis est facile, il t'a déjà dévié du paradis. Parce que Allah, dans le verset qui parle du paradis, il dit « Inna Allah ashtara ». Allah achète en échange du paradis les sacrifices de biens et de personnes. Donc c'est fini. Il ne peut pas y avoir de facilité. Même Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu, il nous a appris hier que « Raja'u jannatin bila ta'ati bi sunnatil mahi ghururun yati ». Celui-là qui espère aller au paradis sans adorer Allah dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est dans une illusion complète. Il est dans un rêve, il rêve debout. Le jour du jugement dernier, il ne va rien voir. Ça, c'est très clair. Aujourd'hui, on a voulu étudier la philosophie de Cheikh Al-Hajj Malik radiallahu anhu par rapport au paradis. Cheikh Al-Hajj Malik, il faut le dire, c'est un grand savant de l'islam. C'est un grand soufi, c'est un grand lettré, un grand chercheur, masha'Allah, qui a produit beaucoup dans le domaine de la connaissance, que ce soit ésotérique ou comme exotérique. Mais aussi, il a enseigné beaucoup. Lui aussi, comme Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu, qui a passé 33 ans de sa vie aux mains des Blancs. Lui aussi, il a beaucoup souffert avec les Blancs. Il a aussi beaucoup souffert par rapport à son peuple qui ne le comprenait pas comme il le fallait. On lui a demandé par rapport au paradis. Il a dit que le paradis, en réalité, il est important, mais l'essentiel, c'est de chercher la clé qui ouvre le paradis. Et avant de cela, il a parlé de l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de l'imitation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait de comment le suivre, comment l'aimer, comment être sur ses pas sallallahu alayhi wa sallam, hein, dans son livre qui est connu, mais dans ce chapitre qui est connu aussi, وواجب طاعة الهادي محبته كذا اتباع الذي يأتي من الأمم لها العلامات وقالوا إن أعظمها استعمال سنته في من جملة الأمم. Il est allé même jusqu'à déclarer وليس نفع على حب بلا عمل وتابعا سنة المختار تغتنم. Et il a aussi réitéré le fait que le vrai passage vers le paradis, c'est le Coran. Il a dit Inna al-Qur'ana huwa al-mizanu ta'rifu minhu ma hawayta min al-ashwaqi wa sadami ta'zimuhu waltizazun hina tazkuruhu hubb al-Qur'ani wa ashabi lahu al-kalami. À la fin de ce chapitre, il a déclaré que ya man yuridu al-jinan al-khuld yaskunuha faqad man talaba al-miftahi tuhtarami. C'est lui-là, ô toi qui veut, qui espère habiter dans le paradis éternel, avant tout, cherche à trouver la clé de ce paradis-là. Et on lui a demandé c'est quoi la clé de ce paradis-là. Il a dit c'est la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ça, c'est la première leçon qu'on va tirer des enseignements de Cheikh Al-Hajj Malik. Et ce la ilaha illallah dont on parle, c'est à deux niveaux. Le premier niveau, c'est la kalima seulement. La ilaha illallah. Le fait de le dire, de le répéter, hein, de le salmodier, de le dhikrer, c'est important. Mais ce qui importe vraiment, ce qui est la crème, ce qui est important dans la ilaha illallah, c'est de percer le secret de la ilaha illallah. Percer le secret de la ilaha illallah, c'est aller jusqu'à l'incarnation en réalité des valeurs et vertus du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce dépouillement spirituel que l'on fait en sautant, en notant tous ses habits, tous ses défauts, tous ces manquements, toutes ces tares, toutes ces tâches, pour maintenant, ensuite, se laver dans l'eau du mystère divin et ensuite porter les habits du prophète qui ne sont que, en réalité, c'est
comportements, ses valeurs et ses vertus, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça qu'on appelle al-fana dans le tasawwuf, et pas autre chose. Le fana, c'est le fait d'anéantir, c'est le fait de se dévêtir, de s'ôter, de s'enlever toutes ces saletés. Et le baqa, c'est quoi? C'est le fait de porter les habits du prophète Muhammad. Et c'est ça le secret de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tant que tu n'arrives pas à ça, tu n'as pas encore dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais le fait de répéter, tu es sur la voie. Parce que c'est ce zikr là, c'est le la ilaha illallah que tu dis, que tu cherches, que tu étudies, qui va te pousser vers le secret de la ilaha illallah, qui n'est que l'incarnation des valeurs et les vertus du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième chose à retenir par rapport aux enseignements de Cheikh Al-Hajj Malik, il a dit que les gens du paradis seront divisés en deux catégories. Il y en aura des gens qui seront au paradis, vraiment, qui vont marcher la tête haute. C'est pas parce que c'est leurs œuvres qui les ont amenés au paradis, non. C'est la miséricorde divine. Mais certes, ce qui est essentiel, c'est que sur terre, ils ont suivi les recommandations d'Allah et ils se sont détournés de ses interdits. C'est ça qui est important. C'est pour cela qu'ils sont fiers d'être des gens du paradis. Contrairement aux autres qui sont rentrés au paradis, mais ils sont conscients au plus profond de leur âme qu'ils n'ont rien foutu sur terre. Ils n'ont rien fait sur terre. Ils n'ont rien accompli sur les recommandations divines. Ils n'ont rien laissé de ce qu'Allah a interdit. Donc Cheikh Al-Hajj Malik a exhorté le monde entier, le monde musulman, à ne pas faire partie du deuxième groupe, mais de faire partie du premier groupe qui suit Allah dans les préceptes et dans les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça qu'on voulait partager avec vous. Inch'Allah, demain on reviendra avec d'autres explications et d'autres réponses à donner par rapport au paradis, Inch'Allah. Qu'Allah nous aide et nous assiste, qu'il nous donne aussi la force de l'adorer, qu'il nous donne aussi la chance d'habiter avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Firdaus. Masha'Allah, aujourd'hui, c'est le frère Mohamed Dia, Masha'Allah, qui est aux commandes, qui a filmé le direct, Inch'Allah. Nous demandons à Allah de bénir tout le monde, de bénir tous ceux qui, Masha'Allah, chaque jour participent à la diffusion et au partage du bien de la parole d'Allah et de la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme je vous le dis souvent, critiquer c'est bien, mais il faut proposer des choses. Et l'espace aussi, il ne faut pas le laisser seulement aux gens qui insultent, aux gens qui parlent que de politique, qui ne font que commenter des choses futiles et inutiles. Il faut aussi proposer des choses. Et machallah, il y en a beaucoup qui comprennent cela et qui partagent, qui commentent et qui font des efforts pour que le monde entier sache qu'il y a des gens qui sont là à jouer sur les réseaux sociaux, mais aussi il y a des gens qui sont sérieux, qui ne sont pas là pour perdre leur temps, mais qui sont en train de servir Allah à travers sa religion, mais aussi à travers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc s'il y a des questions, ou bien il y a des choses à rajouter, mais Mohamed, bismillah. Mais Mohamed, si c'était un kebab, si ma ne lii du doon kebab doo wax ni leer na naññi su nekkoon ceeb yu neex yooyee doo wax ni leer na naññi tey ab jaaja lañ fi am ab tukulóor lañ fi am waaw ma nga kon yàlla dimbali bu baax yàlla dolli sutura yi dolli teraanga yi barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla jéggal ñu baal ñu suturaal ñu saafara ñu feebar ñëpp jox ñëpp seen i càkkutéef ci lu sori ak lu jege comme li ma waxoon démb rek ñoo ngi bàyyiwaat xel ñu feebar ñëpp te amuñu fu ñu daw amuñu fu ñu jëm am ay ordonnance am ay analyse amuñu fu ñu jëm maa ngi ñaan yàlla na yàlla fekk leen a yërmandeem waaye li ma leen waxoon démb tamit laa leen di waxaat bu leen bàyyi mbokk yi ak seen mbokk jurit yi ñuy sonn te ngeen mën leen dimbali kenn ku ci nekk la nga mën ci lu baax na nga ko def ak niveau bi nga toll foo mënti toll rek ci lu baax defal su ëllëgee di nga dajeek moom fii ci àdduna di nga ko gis fii waaye du ëllëgee yowmal xiyaam di nga ko gis ci sa kanamu borom man amila salihan fa li nafsihi ku def lu baax rek da nga ko gis incha allah kon bu leen ñooru ci dara bu leen xeeb dara tamit koo leen mën a dimbali rek dimbali leen ko ngir jëm yàlla nit ñi dañuy souffrir de am nañ ay jaaxle de am nañ ay problème de waaw démb wax naa leen ko ñun ay sëriñ lañu kenn duñu nëbbu dara nit ñi duñ feebaree dañuy wax ne sëñ bi lii moo ma dal mais ñun on a comme les médecins un droit de réserve duñu toog fenn di wax naan diw lii moo ko dal déedéet on a un droit de réserve waaye nag loolu tamit ñun ça nous interpelle pour ñu interpeller les autres
wax leen ne leen les gens sont à côté de vous. Il y a vos voisins, il y a vos familles, il y a les gens, vos amis, ils souffrent. te léeg-léeg sénégalais day xaw a ma ngoog du bëgg di exposer ay problème am léegi nag yow yaay dem nuyoo ba seet ba loo mën ci lu baax nga def ngir jëm yàlla soo mënul tamit nga ne mënuma wasalaam bañ a rey sa bopp waaye nag ku mën dimbali say mbokk ngir jëm yàlla yàlla nañu yàlla boole dimbali yàlla boole doole sutura ñi feebar ñëpp te surtout nag ñi nga xamante ni xam nañu man xam naa ñoo ngi may suivre maa ngi leen di ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla yëkkati maa ngi seedewaat ne feebar ak dee jegewuñu dara yàlla ku ko neex mu saafara ko maa ngi ñaan yàlla miy saafara ku ko neex yàlla na yàlla saafara leen yàlla na yàlla indiwaat leen ba ngeen fekk seen njariñ njaboot barke alquranul karim yàlla na ko yàlla def wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kon ba suba insha allah salaamu aleykum